mbokk yi nga xam ni ñooy faral di ànd ak chaîne préférée di Sénégal7.com tey nag ginnaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant rawatina ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci diaspora bi ak fii ci biir réew mi dañu déplacé comme ni ñu koy faral di defee saa su ne rek bu événement amee ñu fas yéene leen yegg li nga xam ne rek mooy xew-xew yi nga xam ne en temps réel fii si seen site préféré Sénégal7.com kon tey ñu ñëw déplacé wu ñëw seet si koo xamante ni ji mbër waada la koo xamante ni c'est un grand champion koo xamante ni ji tamit ci côté li nga xam ni moom lay yëngatu muy wàllu bëre ku ne ràññee na ko ci li nga xam ni noonu la ko fonkee ak noonu la ko joxee li nga xam ni mooy gëdd kooku di Lac de Guiers 2 tey nag ñu ñëw seet si ko après son combat avec Boy Niang 2 li ci xew yëpp ump leen waaye nag tungu ni du teew ñuy nataal kon Lac dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog askan wi bu ko defee rek ñu door a dugg ci laaj yi. waaw kilifa gi maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu amateur lamb yëpp di nuyu askan bi di nuyu bépp supporter Lac de Guiers numéro 2 ñu ñëwoon stade ak waa Guédiawaye fépp fan sa Lac de Guiers fu mu nekk rek maa ngi koy sant di ko gërëm waaw. waaw mbër ginnaaw bi ñu jógee ci li nga xam ne mooy événement bu mag boobu di combat bi doxoon sa digganteeg Boy Niang 2 muy doomu Pikine ak doomu Guédiawaye ngeen seq ko après combat bi nga si jógee ban yëg-yëg nga am. waaw sant yàlla rek ndax dañoo dem uti yàlla jox ñu kon donc bu ñu yàlla joxee dañuy santaat yàlla baax a baax waaw bëri nañ ba ñu ñëwee fi tam suñu xol sedd na suñu nit teeru nañu ñu bëgg te yàlla tax teeru nañu waaw am ci kontaante daal waaw. d'après bi ngeen jógee ci combat bi ñëw ñu teeru la teral la maanaam tatagal la comme ni ñu koy waxee est-ce que am nga loo xamante ni ji ay sentiment de frustration wala déception après combat bi am nga ko. waaw di nga am déception nag parce que boo amee ndam xam nga ci stade bi lañ la ko war a joxee kon donc boo nee ba jox ñool ko ci stade bi loolu dañ xaw a métti daal parce que Guédiawaye ñëpp ñu ngi doon xaar loolu noonu xam nga ñu joxee la sa ndam stade. mais tamit yàlla def na tamit bëri nañ ñu nekkoon ci stade bi yëpp ñëpp xam nañ ne am naa ndam ñu doon seetaan pay-per-view ñëpp xam nañ ne am naa ndam kon loolu dañuy sant yàlla baax a baax waaw. ci loolu ci combat bi nga xam ne arbitre bi sifflé na ba ñu yaakaar ni yow jël la am na foofu ban yëg-yëg nga amoon. waaw foofu moom xam nga arbitre c'est le maître du terrain parce que foofu arbitre bu sifflé rek ñaar mooy am wala ñett ilaa da ngay gaañu. wala ilaa nga génn saaku yi wala ndam yaa ngi dégg donc ba chute amee moom dafa teg encham ba mu tegee encham muy jógaat defaat beneen quatre appuis ba loolu amee arbitre dafa daw siffler parce que foofu gaañu amu fa génn saaku amu fa kon donc li fa am moom mooy chute bi am arbitre daw siffler ne nii loxoom na jeex na daw laalaal sama yaram moom laalee sama yaram nag santi na arbitre moom moo laal sama yaram mooy siffler na pare na après man tama bàyyi yëkkati samay loxo. yaa ngi dégg ñu dem ba ci biir après moom mu dem gis yeneen kii am yëpp mboq waa yeneen arbitre yi après bon ñu ne dañuy bëriwaat ma ne mais ndam am na ñu ne nañ bëriwaat man nag bëgguma yàq làmba parce que sportif la après bu ma paree yoon li ma may dinaa ko topp ba mu jeex parce que lu mu bon am nañ ay kilifa muy waa CNG te ñu xariñ ñoo fa nekk kon donc loolu noonu bu ñu paree même bu ñu jëlee woon defee tamit bu ñu paree dañuy dem CNG ñu toppaat ko ñu jox ñu suñu ndam. moo tax jarul woon gedd jarul woon def dara waaw ñu bëri moom jeex rek mais bëggoon ko woon noonu ñu bëggoon nag xam nga mu jeex ñu jox ñu suñu ndam foofu estat waaw. kon ginnaaw bi lu nu mel amee te ñuy laam-laamee jël la am na wala amul lépp yéen a ngi ko bàyyi ci loxoy CNG pour ñu càmbar ko ndax am nga yaakaar ni ndam li daal CNG dina la ko jox. si am naa ci yaakaar bu baax a baax ndax lu mu bon suñu papa yi ñoo fa nekk. ñoo xamante ne dañuy visionner ay cassette ay CD lépp la ñuy visionner te doomu wax ne foofu noonu ñooñu noonu ñu fa nekk ñu xarañ ñoo fa nekk parce que boo xoolee am na yenn combat yi fi jot daw yaa ngi dégg comme boo xoolee Bombardier Balla Gaye enche bu rek te dañuy jox Bombardier victoire bi te man ñaari jëli ci benn tàkkusaan kon donc damay ñaan waa CNG xamala ñu jox ma li nga xam ne moom la am moom tey bu fekkoon ne Boy Niang moom moo ko am kenn du ci waxati. ñëpp ciy wax ñu nekkoon ci terrain bi ñëpp ñu nekkoon ci biir stade ñëpp xam nañ ne am naa ndam kon donc arbitre day juum nañu accepter arbitre bi juum na ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa te ñoom ñooy yilif tamit arbitre yi
ñooñu tamit yëkkati li nga xamante ne xam ne arbitre dañoo juum ñu yëkkati jox ñu li nga xam moom mooy ndam li waaw. Lac ci jour combat bi seetlu nañ ni Sa Thiès ñëw na sa doom ndey topp la ba affaire yi jeex mais kii di Balla gisuñu ko fa ak yeneen ñi nga xam ni ñooy yeneen ténor géejuwaay yi daal Sa Thiès daal lañ fa nemmeeku si ku ñëw koo xam ne topp na la lan moo waral loolu. guy gi tamit ñëw na. waaw guy gi ñëw na waaw. guy gi ñëw na Sa Thiès ñëw na yeneen mbëru géejuwaay ndaw yi tamit ñëpp ñëw nañ. Balla Gaye ñëw moom li mu def ci làmb ji moom doon ñëw sax dama naan ko bu mu ñëw li mu def ci làmb ji ñun ñoo nekkoon déggul ma ñun ñoo bokk fanaan fi ñu nekkoon ñun ñoo fa fanaanandoo mu tëdd ci fauteuil ma tëdd ci suuf kon donc kooku lépp lu mu def rek man xam naa ci dara bés boobu bésu làmb jooju noonu warul mën a ñëw moom bu ñëw na toog rek fu mu toog si taan continuer ñaan li muy ñaan yàlla may ñu ndam waaw. kon public bi doon maanaam laam-laamee lu tax Balla ñëwul lu tax àndul ak Lac de Guiers dañ bëggoon loolu kon leer na loolu moo taxoon mu mënta ñëw. waaw gis nga xam nga CNG dafa génnee benn loi même bu Balla ñëwoon tam du mën a dem sama cumukaay parce que bu demee loi bi CNG def bind ko ci nga xamante mooy ci papier yi maanaam koo bokkul ak équipe yi yaa ngi dégg warul teew ñëw di ànd ak yow di dem di mise entraîné wu loolu boo ko defee dañ lay aj peut dañ lay dagg loolu moom moo tax Balla mënul ñëw mu toog këram seetaan ko foofu boo si taw am na yenn combat moom tamit man du ma mën a ñëw parce que bu ma demee du ma mën a wàcc du ma mën a dem xanaa leen nga wàcc dem tuus li ngay tuus après nga yéegaat ci kaw mais doo wàcc mukk. waaw mais keroog gënul woon même bu mënta ñëw sa cumukaay mu ñëwoon ci loge officielle bi sax bu wàccee yëngal comme ni ko ëmma defee keroog après mu door a kii. man dama ko dul nangu sax man maa bëggul mu ñëw man maa bëgg mu toog waaw ndax boobu bu ñëwee pression bi day gën a diis si man moo tax man je préfère que mu toog def na lu muy def ñun ñaar ànd nañ dem nañ dugg nañ fi ñuy dugg leneen ci des tamit ñu bàyyi noonu waaw. kon ci loolu yaakaar naa leer na ci mbokk yi internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci seen chaîne préférée Sénégal7.com comme ni ñu ko defee saa su ne rek tey ñu fàttali ni mbër Lac de Guiers 2 moom la ñu dalal après son combat entre lui et Boy Niang 2 mu nekk loo xam ne ji bari na jaxasoo ñuy xaar recours bi nga xam ne déposé na ko pour ñu xool fan la wànneen di mujjee ki gëtam kon mbër ba léegi ñu jëm ci laaj yi li nga xam ni moom la ñuy coow nii di ko lam-laamee peut-être ci biir saison bi diggante Lac de Guiers 2 Ama Baldé yow loolu ban kii nga ci mën a indi leeral ci askan wi. sama diggante ak Ama Baldé foofu moom mënuma ci sori parce que tey am na loo xamante ne boo ci xasee ba wax rek wax nga ci Ama sama rakk la te sama rakk lay mës a doon ndax suñu mag ñun ñëpp muy Jules Baldé papa am yu ma fi jot a wax avant muy génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram. papa jam kàddu yi ma wax te kàddu yooyu dama koy sàmm ndax kàddu kilifa la te nit da ngay am kilifa moom nag bu amul kilifa ba jël avance bi bismillah waaye man de maa ngi toog sama roq dégg ay waxu kilifa am. kàddu kilifa yooyu yan kàddu la woon. kàddu yi moom mooy dafa am benn jour ma toog fee si mbedd mi moom mu génnoon def benn sortie ne la de Guiers bàyyi lu may bëre ak moom papa ji yëkkati Jules Baldé yëkkati portable am woo ma téléphone. ne ma wuy sam papa ji ne ma Lac ma ne ko waaw ñu jàmm sante mu ne ma àdduna du neex ba nga bëre ak Ama Baldé parce que lu mu bokk bon yéen bokk Casamance mu ne mooy dund ma génn àdduna du mës a bëre ak yow boobu Jules Baldé mu ngi taxaw ci wetam ndax Jules Baldé moom ma ko jox téléphone ma ne ko papa amul benn problème incha allah bu neexee yàlla dinañ woy seen digal mag ji tamit taxaw wax lu mel noonu kon donc leneen li ci des nag moom la concerné moom nag bu bëggee jël avance bi na weddi waxu Jules Baldé ak waxu waajuram man maa ngi toog sama ruq pour man xale du dëgër bopp te ku dëgër bopp la nag dafa dëgër bopp trop maa ngi toog sama ruq dem naa ba sës nag ci miir bi te nit bu sësee ci miir nag am na lu tax sës naa nag. mais loolu est-ce que tamit yow it waxi kilifa yooyu doo ci bàyyi xel ba bañ ko topp moom ci maanaam xalaatu xale. bañ kaa topp ci loolu xam nga yéen a ma ci laaj bu doon man gisoo du ma ci wax. topp ma ko ci nag parce que depuis boobu ñaata yoon la wax façon wax bu nekk wax na ko ma ne patt noppi ba léegi tontu mu koy maa ngi koy soog a tontu mais tam am na loo xam ne bu ñu ne trop c'est trop mais man nag duma ci wax gu bari maa ngi toog sama roq dégg waxu kilifa yi
di xaar ba bés bu jéngee. kon yow jàpp nga ni daal Ama bu continuer maanaam ci dëgër bopp googu ba jël avance bu boobaa yow it di nga tekki jaaj yi defanteeg moom. ah bu demee ba jël sama avance kay mënatuma ci dara loolu moo tudd teggi ne waxu kilifa. bu boobaa da ngay bañ public bi ni ba da nga koy rasu. public bi moo tax public bi man mënuma bañ public moom ñun ñëpp suñu public la ñun ñëpp waaw ñun ñëpp suñu public lañ mais Ama Baldé mënoo ba ma ragal ko mais lii problème bi nit day dégg waxu kilifa dama bëgg mu déglu waxu kilifaam yi ndax bés bu déglu waxu kilifaam yi lu ko ci fekk nag moo ko teg boppam. kon yaakaar naa ne loolu leer na diggante Ama ak Lac de Guiers 2 ñu koy lam-lamee dina am ak du am kon Ama yaa ngi ñuy seetaan peut-être da nga bàyyi xel ci sa grand li mu la wax am na solo kon ci loolu ba léegi ñu jàll ci li nga xam ni moo dox combat bi nga xam ni mooy diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ci histoire ku si nekk yaakaar naa amee na la revanche bu ko defee yow combat boobu bu ñaan yàlla yóbbu si ak jàmm le 28 bu ñu si jógee ñoom ñaar ku ci am ndam ndax pare nga pour jël sa revanche. waaw fenn fu nekk am naa fa revanche benn bi sans verdict la benn bi Eumeu Sène moomu daan waaw xam nga lamb moom ay mbër moom bu ñu nekkee ci préparation waroo leen perturber da leen bàyyi ñu concentré wu maa ngi taxaw sama ruq di xaar bés boobu noonu loolu daal laay wax maa ngi taxaw sama ruq di xaar bés boobu noonu ku ci bëre daan ku ci bëre daanu maa ngi taxaw sama ruq di xaar. mën nañu xalaat ni ku ci daan ak ku ci daanuwul yëpp yow fi mu toll nii revanche bi moom yaa ngi koy xaar. yaa yoreel ba te faaw ñu fay la. waaw sama bor moom dañ ma koy ku ma ci yoreel bor danga may fay sama bor waaw xanaa ngeen bañ a bëre ak man maa ngi taxaw nag di xaar. mbër suñu xalaatee aussi am na yenn mbër yoo xam ne sax dañ leen koy maanaam joxoñ baaraam maanaam suñu amee combat la ñuy rey seen bopp suñu amul combat entraînement moom dootuñu ko fullaal donte dinañ ko def sax mais duñ ko jox gëdd bi ci war ndax Lac de Guiers bokk na ci genre mbër yooyu. man géej gaa ngi nii sama ginnaaw 0 mètre dama koy faral wax nee naa man dama bëgg suuf man saal sax fartarul ma ko noonu à 100% man géej gi rek ci suuf si ci montagne loolu laa gën a fartal parce que sama boy yi toog Lac Junior Ino ak Khalifa xam nga ak ñoom Macha ñoom Dund booy yooyu noonu ak ñoom ay Jackson ñoom ñoo lay pousser pour ngay bëgg géej gi yaa ngi bëgg géej gi saal gi bi ñu ciy dem du bari lu bëri suuf la man ma am combat ñàkk am combat bi damay entraîné fu ne sama combat bi jeex na may reposer quelques jours nii rek xam nga la dem bëgg fans yi nga xamante ñoom ñoo sonn ci combat bi après nag bon ñu xoolal nekk suñu kanam waaw. léegi bëgg fans yi fan ak fan nga ko programmé. bëgg fans yi fii géej waaye fii démb rek commencé woon naa ko am naa fu ma jotoon dem seeti fans yi bëgg leen comme mel ni ko ay marché njaareem yaa ngi dégg géej waaye fii Gunaas sama gars yi nekk foofu noonu yaa ngi dégg fii nii stade bi fii ci côté stade bi ci wetu atelier Baye Balla Gaye numéro 1 foofu noonu fans yi nekk foofu ñëpp ñu ngi leen di bëgg di leen ziar waaw li ci des nag après ñu xool nag ay diggante Casamance Sédhiou yaa ngi dégg Gambie xam nga la yooyu yëpp waaw ay Kolda ñoo ñëpp dinañ leen seet bu neexee yàlla. bëgg nga def pratiquement tour du Sénégal pour bégal fans yi quoi. incha allah bu neexee yàlla suñu borom waaw. kon Lac li nga xam ni moo nekk actualité dominante bi nga xam ni mooy Lions yi nga xam ni ñu ngi fële ci Égypte yàlla def ñu qualifié final suba astafurlah vendredi ñu war a jàkkaarloog équipe bu Algérie bi nga xam ni moo ñu dóoroon match de poule 1-0 tey yow boo doon am message booy lancé jëm ko ci Lions yi lan lay doon. waaw mooy li may faral di wax waxaat naa ko fi nee naa leen ne ay xol buñ ko boolee rek xol yi ak xel yi ñu yéenante jàmm walaay dinañ indi coupe bi. parce que man souvent samay discours dama leen di ñaanal yàlla may leen ndam bu ñu bëggee indi coupe bi bu ñu boolee xol yi boole xel yi bokk ndey bokk bàyyi ah entraînement yi métti bu ñu demee dinañ indi coupe bi de xaw ma nag bu ci kenn rocceekoo moom am na fuite kon donc nit ñi ñu jàppale ñu ngi leen di ñaanal bés bi nga xam ne ci lañ jëm yàlla may leen ndam ba ñu indi coupe bi fii
comme ni ma amee ndam ci barki Seydina Mohamed. En tout cas maa ngi leen koy ñaanal avec cœur ouvert maa ngi leen koy ñaanal képp koo xamante ne ñaanal na ma ci sama combat bi muy sama yaay sama papa yi kilifa diine yi kilifa bu mu mënti doon maa ngi lay sàkku ñaan nga ñaanal Sénégal mu am ndam ndax bu amee ndam ñun ñëpp am ndam du Lac de Guiers 2 kese ñëpp Sénégal gi yëpp am ndam kon donc ñun ñëpp nañ leen booloo doon benn yéenante jàmm tappe xol yi ñu ñaan yàlla suñu borom ndax mu indi fi coupe bi da ñaanaatu ñu ko yàlla ñu dóoraat ñi beneen incha allah. ci loolu li ñuy tënkee rek mooy li fi xew jaar démb donte xam naa ne information bi yéex nga si jot muy kilifa gu mag koo xamante ni liggéeyal na réew mi liggéeyal na askan wi muy Ousmane Tanor Dieng nekk homme d'état boo xam ne yàlla def na li ko neex démb mu jóge fi dellu suñu borom fële ci France tey boo amoon hommage boo koy rendre lan lay doon. waaw dañuy santaat yàlla baax ndax yàlla dafa jëlaat jaamam yàlla lim moom kenn mënu ci dara dañ koy jël mooy li may faral di wax rek dëkkul fenn dee dëkkul fenn fu ko neex lay dugg kon donc yàlla bu jëlee jaamam nañ leen delloo suñu xel ci yàlla te ñaanal ko yàlla ndax Ousmane Tanor Dieng def na lu bari ci réew mi kon donc jëmm jooju suñu papam suñu lépp ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla oyfal suuf si kawam yal na yàlla yokk leeram boole ak malaaka yërmande ci biir bàmmeelam ci barki Seydina Mohamed di jaale waa këram di jaale ay doomam famille am ñëpp bàyyuma kenn maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale gouvernement bi di ko jaale tamit président de la république ak suñu maman suñu yaay première dame Marème Faye Sall di ko jaale ñëpp waaw di leen wax ne maa ngi leen di masu lu baax a baax di bokk ak ñoom naqar bi di leen wax ne mais nañ leen delloo suñu xel ci yàlla ñu santaat yàlla baax a baax maa ngi koy masu lu baax a baax Sénégal di leen ko jaale tamit. kon mbër ñu ngi lay sant di la gërëm Sénégal 7 ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax. kontaan naa ci yéen. jërëjëf yàlla na yàlla yokk. jërëjëf amiin voilà c'était à l'instant ki nga xam ni mooy Lac de Guiers 2 tey ñu ñëwoon fii jël si ko mu def li nga xam ne rek mooy gis-gis bi mu am ci diggante lamp ji doxoon ak diggante moom Boy Niang mais également ci li nga xam ni tamit ay projet la wala programme yoo xam ne mi ngi ci kanam yoo xam ne tamit andi na ciy leeral ci côté CNG bi ak recours beeg yëpp kon loolu lañ leen andiloon sur votre site préféré sénégal7.com l'actualité en temps réel merci beaucoup à la prochaine.